أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي وفصيلته التي تؤويه 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 ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu ñëw ci jotaay bu mujj insha allahu taala ci li nga xam ne moom mooy kitaabul janaïs ak mboolem li nga xamante ne day wër-wërloo ci julli ak ay chartam su ko defee insha allahu taala bu jotaay boobu jeexee insha allah benn jotaay rek moo ñuy dese te maanaam lenn rek moo ñuy maanaam bu ñuy ubbiwaat insha allahu taala waxtaan yi maanaam muy jotaay Sahih Imam Bukhari rahimahullah kitaabu zakat la ñuy tàmbali muy beneen ponk ci lislaam bi mu ñetteelu ponk bi kon tey insha allahu taala dañuy def maanaam session wu laaj ak tontu jotaayu laaj ak tontu lay doon insha allah su ko defee laaj yi nga xamante ne ñoom ñoo jotoon na la bu ko defee ñu mën ci ñëw insha allah taala ñaan borom subhaanahu wa taala mu dëppale ñu ak kàddu yi nga xam ne mooy yu jub yi te mëdd te bokk te nekk li nga xamante ne moom la sopp te gërëm ko. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. laaj bu njëkk bi moo nekkoon ndax mën nañoo am quantité maanaam repère ci quantité ci cidre bu ñu utiliser wala camphre ci jamono bu ñuy sang néew. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala li aju ci wàllu cidre bi ak camphre bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax daf na irsilnaha bi maa'in wa cidre ba pare mu jeexale mu ne waj'alna fil aaxiri kaafuura aw shay'an min al kaafuur aw shay'an min al kaafuur maam na ngeen ko raxasee maam na ngeen ko sangee ak ndox ak déem te ngeen def ci bu mujj bi kaafuur loolu dañ ciy xamee ne camphre bi maanaam déem gi daf ci am te ngëneel la ci loolu d'ailleurs moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ndax ndoxum déem bi kese day daal di doy wala boog faw ñu sotti ko ndox mu ñuul maanaam mooy ndox moo xam ne raxul dara ñu sotti ko maanaam mu ànd ak cangaay gi maanaam que ne dañuy sotti ci moom ndoxum déem waaye ndoxum déem moomu ñuy sotti ci moom faw maanaam ndox mi koy setal mooy ndoxum kese waaw wala déet wala boog dañuy raxas rek ndoxum kese après yeneen yi ci def ñoom ñooy am déem comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon loolu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko waxee noonu dañ ci xamee ni faw maanaam mu am ci dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy li gën waaye nekkul li nga xam ne moom mooy farata ngir ne cangaayal néew moo cangaayal nit kuy dund ñoo yem kon du farata sauf que camphre bi maanaam muy kaafuur bi wala cidre bi mooy déem bi amul loo xamante ne dañ naan lii qadr muayyan la maanaam ab dayo la boo xamante ne dañ naan bu ñu mën a ràññee la mën a wax ne masalan ak ténk lay doon wala boog ñu ne mudd lay doon wala yu mel noonu loolu amu ci maanaam nañ ko ci def rek ba mu saf ci maanaam ba nga xamante ne buñ ko ci defee dina mën a dinañ xam ne lii jaxasoo na
te xet gi dina ci bàyyi tuuti xet ba nga xamante ne bu ñu raxasee nit ki maanaam xet gi dina maanaam dina ko ci bàyyi. loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci sàmm mais amul qadru muayyan maanaam te loolu noonu day daal di dugg ci masaa'ilul urf yi maanaam al aadatu muhakkama li nga xamante ne mooy qaa'ida boobu al aadatu muhakkama maanaam li nga xamante ne moom mooy li nit ñi xool aadatan maanaam xool ne lii daal bu ñu ko ci defee maanaam doy na comme buñ nee la indil ma ndox ak saabu yow booy indi ndox boo xam ne wala boog defal ma omo ci ndox mi damay raxasu tey boo jëlee ndox maanaam amul benn dayo bu limité boo xamante ne lañ naan waa ji faw limite bii nga ciy dool nga ciy def pour ñu mën a xam ne indil nga ma ndox mu am omo amul maanaam aadatan rek maanaam nit ki soo ko waxee rek moom mooy xool ni nga xamante ne tey jàpp na ne buñ ko ci defee lii dina war a doy maanaam pour nit ki mën a raxasu naka noonu fii tamit noonu dong lay doon comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko waxee wutalu ko benn dayo boo xamante ne bu ñu limité la wallahu taala a'lam. ñaareelu laaj bi muy wax ni ci xadis 1269 bi imaamul Buxaari di wax ni xaddathana Musaddad qaala xaddathana Yaxya ibnu Saïd an Ubaydillah qaala xaddathani Naafi' an ibni Umar radiyallahu anhuma anna Abdallah ibna Ubayyin lamma tuwaffiya jaa ibnuhu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasulallah أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا mbokk mi di laaj ci biir xadis bi ana lan moo ciy tegtale ni maanaam jagle la ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam kese loolu nga xam moom la ko suñu borom wax loolu musuñu wax ne jagle yonent bi kese la sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs liñ mës a leeral mooy yelloowul ci benn jullit muy toog di ñaanal keneen ku dul ab jullit comme ni nga xamante ne loolu la alquran wax maa kaana lin nabiyyi wala maa kaana lin nabiyyi wala al mu'minuun an yastaghfiru lil mushrikiina walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahim maanaam yelloowul ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu'minin maanaam du caageen way gëm ni an yastaghfiru lil mushrikiin maanaam ci ñuy sàkku njéggal yéefir yi nga xam ne ay bokkaalekat lañ walaw kaanu ulil qurbaa donte ay jege ñaale lañ min ba'di maa tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim ginnaaw ba mu leen leeree ne ñooñu waa safara lañ maanaam mooy dee nañ maanaam yelloowul ñoom ñu jullee ko yelloowul ñoom ñu sàkk ko njéggal sàkkul ko njéggal yelloowul ñu ne yàlla na ko yàlla yërëm loolu yelloowul te cas de figure boobu noonu maanaam naka noonu comme li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wala alquran moo ko wax wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan comme ni nga xam ne noonu la ko waxee dee maanaam al xitaabu lin nabi sallallahu alayhi wa sallam xitaabun li ummatihi loolu qaa'ida la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhanahu wa ta'ala suy wax ak moom la muy wax ak moom képp kenn ci ñun lay wax ak moom xattaa bu fekkente ne maanaam mbete nag man ba mu des nag su fekkente ne dafa am benn mbir moo xamante ne bu leer a leer la boo xamante ne mooy wane ni lii xusuusiya la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax xusuusiyaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam nekkul loo xamante ne asla ci mbir yi maanaam nekkul cosaan ci mbir yi du loo xamante ne dañ naan yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam mën na mës na def ne rek ñu ne ah boo muytul moo ko jagoo mbir mi du demee noonu maanaam ngir lu tax ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala daf ñu wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa zakara allaha kathiran dëgg-dëgg nag waat naa ni nekk na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy ndawal yàlla li royukaay bu rafet ñël képp koo xamante ne yaakaar na yàlla maanaam xam ne dana dajeek borom bi subhaanahu wa taala ak pay bu mujj bi ak bés bu mujj bi naka noonu te muy tudd yàlla lu bëri maanaam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ko xamante ne ci alquran borom bi subhaanahu wa taala daf ko wax loolu ci cosaan
day daal di nekk loo xamante ne day daal di gàllu ci loosu mboolem jullit ñi day daal di nekk farata ci ñoom te bokk na ci li koy tegtale li borom bi subhaanahu wa taala di wax ne yaa ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko ba pare daal ne ko idha tallaqtumun nisaa boo leen dee fase jigéen ñi maanaam loolu te pourtant yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la waxal loolu li muy tegtale moom mooy su waxee ak moom yeneen maanaam jullit ñëpp la waxal comme tam fi na wax fa aqim wajhaka lid-diini hanifan fitratallahi allati fatara an-naasa alayha la tabdila li xalqillah dhalika ad-diinul qayyim walakinna akthara an-naasi la ya'lamuun mu daal di ciy teg ne muniibiina ilayhi wattaquuhu maanaam na nga taxaw yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam la doon waxal na nga taxaw ci maanaam ci diini ji yàlla teg maanaam nga nekk moo xamante ne da ngay jub xocc nekk ci li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala àtte ci yow bu boobaa nga jël sa jëmm ji nga jubal ko ci borom subhaanahu wa ta'ala nga toroxlu ci moom nga te nga bañ a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy bokkaale ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy jénge ñi mu ne nii la yàlla fitratallahi allati fatara an-naasa alayha la tabdila li xalqillah maanaam bi mu ne daalika dinul qayyim voilà waaye nag mu ne walakinna ak lii mooy diine ju jub ji waaye nag lii mooy doxalin bu baax bi waaye li ëpp ci nit ñi xamuñ mu daal di teg ne mu nii lii la ilayhi ngeen wommatu jëme ci moom maanaam kon bi muy njëkk dafa wax kenn kese waaye bi muy jeexal dafa utiliser maanaam pluriel bi maanaam loolu yëpp day tegtale ne kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala su waxee ak moom benn wax maanaam wax jooju noonu dafay daal di dem ci mbooleem yeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeetam kon ci kaw loolu lii nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu la ko borom subhanahu wa ta'ala wax ne bu ko def maanaam loolu tamit dafay daal di wàcc ci kaw mbooleem jullit ñi ba mu des nag su fekkente ne dafa am leneen loo xamante ne xëy na dañ ko tuddoon bu boobaa aji laaj ji mën na ko leeral ci wàllu boobu wallahu ta'ala a'lam. Concernant les musulmans hypocrites, parce qu'il me semble qu'on avait dit que c'est que pour les chrétiens. Voilà. Pas sur la question des su fekkente ne jullit ñi nga xamante ne ay naafiq lañ loolu le fait que ñu yamale mbir mi ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy bañ di dàq tuuma gi maanaam bañ di saxal tuuma maanaam masalan tey bu fekkente ne képp kenn moom mooy taxaw àtte ci ne diw naafiq la kenn du ko jullee diw gëmul dara kenn du ko jullee diw day làqatu maanaam day wane ni jullit la mais en réalité du jullit kenn du ko jullee te amul ci lenn luñ ko teg maanaam bu boobaa wala maanaam ñenn ñi maanaam ñu bëri ci nit ñi duñ mën a gérer situation boobu maanaam faw dañuy daal di jéggi xaabaabal dem ci leneen loo xamante ne du nekk maanaam dem ci leneen loo xamante ne du lu nuy gërëm du lu nuy rafetloo loolu moom moo tax xataa ñoom maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam doonuñu woon saxal ne lii tegtale ne loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek ko jegoo maanaam moom mooy xataa saxaaba yi radiyallahu anhum xamoon nañ ni Seydina Xuzayfa radiyallahu anhu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénkoon secret boobu ne bu mu jiite maanaam bu mu xamal ko ñan ñooy naafeq yi mu wax ko ñëpp tur seen tur ñoom ñëpp kenn par kenn ba ñoom ñëpp ñu xam ne waaye terewul ñoom ñii dañ leen daan jullee naafeq yooyu te moo tax ñenn ci saxaaba yi rek radiyallahu anhu ñoo daan xool ndax Sayyidina Xuzayfa radiyallahu anhu fekkee na maanaam teewe na janaasa kii maanaam jullee néewu kii wala keneen wala ndax topp na ko wala yooyu mais nekkul loo xamante ne dañ ko généraliser ci anam goo xamante ne nit ñi dañ doon taxaw naan comme Sayyidina Xuzayfa radiyallahu anhu demul kon bu boobaa ñeneen ñi ci des tamit jarul ngeen di dem loolu amul kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ku ko doon wax maanaam xamoon nañ ni ñooñu ñëpp mëneef na leen a jullee mëneef naa nekk ak ñoom maanaam mëneef na leen a defal li nga xamante ne maanaam moom la ñuy defal mboolem jullit ñi parce que loolu ni kii ab naafeq la te mu nekk loo xam ne nit ki daf ciy doogu te xam ko loolu maanaam mbir la moo xamante ne mbiru yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam d'ailleurs loolu moom moo tax yéen a ngi fàttaliku am na ab xadis boo xamante ne romboon nañ ko bi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam laajoon ne ana diw am ku taxaw daal di ko innahu munaafiq kooku ab naafiq la maanaam lu tax mu ne parce que kooku naafiq yi rek lay àndal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko laa taqul zaalika
bul wax loolu moom dafa bëgg yàlla ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon loolu dañ ci xamee ni nit ki bu fekkonte ne dañoo bàyyi mbir mi képp kenn ci nit ñi di àtte maanaam naafequ nit ak maanaam mooy xadiisu Seydina Akbar ibn Maalik bi radiyallahu anhu bi ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam di seeti yi pour julli maanaam di julli place maanaam ci këram ba mu laaj ko mu mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu ànd ak moom am mu daal di jékki-jékki am ku mu laajte voilà maanaam kon loolu yëpp day tegtale ne mbir mi kenn mënul àttee maanaam du mënuñu généraliser àtte boobu parce que tey fi mu toll nit ku nekk maanaam mën naa jàpp ne diw sàngam naa fekk la fekk circonstance yi maanaam fekk la tax mu jàpp ne naa fekk la comme masalan ci xadis boobu mooy ne daf koo gis muy ànd ak naa fekk yi comme daf koo gis muy ànd ak naa fekk yi mu jàpp ne naa fekk la fekk boobu maanaam loolu maanaam soit kay ànd ak moom mën na nekk ne dafa doon ànd ak day ànd ak naa fekk yi parce que tout simplement ay mbokkam lañ te xamul ak naa fekk ci ñoom wala leneen ak leneen maanaam yow li nga xam ci ñoom moom xamu ko ci ñoom wala yu mel noonu kon maanaam àtte nit ne naa fekk la maanaam dafa nekk loo xamante ne amrun xatiyun jiddan maanaam mbir la moo xamante ne dafa dangereux dafa garaaw maanaam du loo xamante ne dañ koy saxalee noonu ba mu des nag su fekkente ne mbir mi dafa leer naññ et ànd ak loolu yëpp parce que ñoom daal nañ ko xam maanaam ni diw naa fekk loolu comme Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu bi mu doon wax naan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun de jamonoom daanuñu gis koo xamante ne daanul ñëw julli ci mbooloo yi lu dul koo xamante ne naa fekk la boo xamante ne ak naa fekkam dafa leer naññ maanaam ànd ak loolu yëpp terewul ñooñu bu ñu daan génn àdduna lañ leen daan jullee parce que tout simplement possibilité yi am mën na nekk maanaam dafa bëri dafa rëy te ñëpp yamuñu mën a tolloo ala kulli xaalin li nga xam ne moom lañ ci jublu moom mooy lépp loo xamante ne maanaam koo xamante ne ak naafeqam dafa sax fekk moom ci jëmmi boppam taxawul wax ne man gëmatuma wala boog mu def loo xamante ne ñëpp dañuy ciy daal di xamee ni kii du jullit parce que loolu tamit am na maanaam mbir mi nit ki wax ne man jullit laa kese doyul de il faut que muy def yëfi jullit maanaam bañ a nekk mais bu fekkente ne bu jullit ñi dee julli moo jullit ñi ñooy julleeloo bu ñuy woor moo jullit ñi ñooy affiché noo ne woor nañ peut-être que mën na làqatu di lekk ceebu jënam mais moom jullit ñi ci gàtt ñooy affiché noo ne woor nañ jour tabaski ñooy ñëwandoo ci tabaski gi day ren di xar ne jullit ñëpp maanaam xattaa bu yéen jëfam yi nekkee ay jëfi naa fekk ak ay doxalinam itam maanaam ak yeneen bien sûr maanaam mu bañ a nekk kuy saaga alxuraan di bañ a saaga di wax lu ñaaw ci yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam am na mbir yoo xam ne moom nit ki bu ko defee moom ci jëmmi boppam moo génne boppam ci diine islam waaye nag bu fekkente ne moom loolu yëpp amu ci moom moo ko saxal maanaam bu boobaa loolu lu ñu mën a àtte ci kaw nit kooku ak naa fekk naka noonu maanaam di ci dogu maanaam même bu fekkente ne dañ koo njort mënuñu cee dogu guy tax bu duñ ko jullee wallahu taala alam beneen question bi mooy dafa bëggoon xam rek tuuti ci histoire Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu parce que gisoon nañ ko ci biir xadiis yi ak Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu moo ngi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi bokkee ci maam bi ñuy tuddee Qusay ibn Kilab ibn Murrat ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib muy maam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam Mus'ab ibn Umayr ibn Hashim ibn Abdu Manaf ibn Abdu Dar ibn Qusay maanaam moom foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi ganee àdduna lu war a jege ñeent fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jege loolu la ganee àdduna moom nag ñu ngi génn àdduna kon comme ni ñu ko xamee ci xissa boobu ci xare Uhud ba Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bi mu ndogoo bi mu wooree bañ indil ko ndogoli mu lekk ko daan ne man damay ragal ne ba daan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ba alquran doon wax damay ragal ne looloo ñu daal maanaam ne seen yu bànneex yi nga xam te ne moom ngeen am yépp moom dem na ci seen àdduna seen dunduk àdduna lañ leen ko joxe yéen te bànneexu ngeen ci ba pare nag fal yawma tujzawna 'adhabal huni tey nag moom mbugal bu leen di doyee di loo rek ngeen fi am mu ne ñu man dama ragal ne loolu moo ñu dal mu jooy ba lekkul ndogu li lu tax parce que nee na am na ñoo xamante ne ñoo daan ànd ak man ku mel ni Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu te moo ma gën ànd ak ne liñ xam mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moo gën waaye loolu ak woyofam ak rafet njort gi mu rafet njort ni
Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu moo tax mu wax loolu mu ne kon kooku de moo ma gën te pourtant boo gisee keroog bi mu génnee àdduna bañ koy sàng lañ ko sàngee buñ ko sàngee yére bi sax bu ñu sàngee bopp bi tànk yi feeñ bu ñu sàngee tànk yi bopp bi feeñ mujj gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ sàng bopp bi waaye tànk yi ñu def ci ay xeeti mbopp xeeti mbopp yoo xamante ne maanaam ay ñax pour yeggale ko pour mottali li mu yor maanaam kon mais Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu bi mu am maanaam bi mu nekkee maanaam ndaw la woon loo xamante ne bi muy génn àdduna à peu près 40 ans la amoon maanaam après 40 ans ci la génne àdduna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la njëkk a yabal maanaam moom bi muy tuub di dugg ci lislaam ci ñi njëkk tuub ci dugg ci lislaam ci la bokkoon ci Daarul Arqam maam ci ñooñu moom maam ñi nekkoon ci Daarul Arqam ñooñu la nekk lool daan nëbbatu nag di nëbb lislaamam seen waa kër ñoom boroomi alal yu bare lañu woon ay yére yu gën a rafet la daan sol ca Makka naka noonu waruwaay yi gën a rafet ca Makka moom la daan war waaye ba keroog ba mu duggee ci lislaam ba yaay ja yëg ko comme niñ ko xamee yaay ja maam dañ koo tëj ne ko dootoo génnati waaye terewul mu nekk ci lislaamam gi ba bi ñuy dem gàddaay Habasha mu àndoon te bokk ca ña gàddaay Habasha bi ñu dellu si waatee dellu si gu njëkk gi tamit moom la àndoon keroog bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di maanaam bi waa Ansaar ñëwee radiyallahu anhum te mooy nuqabaa yi fukki ak ñaar yooyu radiyallahu anhum ñooñu bi ñu ñëwee jaayante Yonent bi sallallahu alayhi wasallam al-aqabatul ula Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy ñibbi di dem Seydina Mus'ab ibn Umayr boobu radiyallahu anhu la leen boole doon moom la yaayam te yaakaar naa loolu jot nañ wax maanaam ne simeeku di jël bopp bi dugal ko ci biir suuf si ne du yëkkati boppam parce que doom ji daa dugg ci lislaam te doom bi bu bawul rek moom faw daa war a day génn maanaam moom maam ci xaal bi daal lay ne ba doom ji na génn ci lislaam mu ne ko kon ci ngay dee kon nag ci ngay dee parce que l'islam bi moom man maa ci dul génn voilà maanaam mu leer léegi bi nga xamante ne d'ailleurs frère am Badar moo tax bokk na ci Badar yu ne yi tamit ñi demoon Badar frère am bi nga xamante ne moom lañ ko jàpp bi mu ko rombee dani takkal bu dëgër këcc takkal ba mu dëgër parce que am na yaay bu am alal joo xamante ne ku mën a joxe rançon wa ngoog mu ne ko mais yow man ak yow ñu bokk ndey ak bàyyi nga may wax lii mu ne ko man ak yow bokkuñu dara voilà diine kii laa bokkal kii la téye nii kii la yeew kooku laa bokkal mooy kookoy sama mbokk maanaam comme niñ ko gisoon maanaam moom la kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabaloon Madina mu dem jàngal nit ña fa nekk jàngal leen lislaam yaatal fa diine ji jàngal leen alxuraan mooy bi fukk ak ñaar yooyu rek tuubee dugg ci moom moo dem tasaare diine ji moo leen jàngal xam-xam bi moo leen jàngal diine ji l'islam ba daanaka la fa tasaaroo yépp mën nañ ni ci barkeem la ko amee maanaam ba maanaam moo tax ñu boole ko maanaam mënef na ko moo tax ñu mën a wax sax ne moom mooy kii njëkk a gàddaay dem Madina waaw ndax moom moo fa jóge woon te ba mu demee noonu maanaam ba gàddaay gi xew maanaam moom moo tasaare diine ji ba waa Madina mu ñëwaat ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi mën ngaa ñëwal ci ñun maanaam boo amul foo jëm rek ñëwal ci ñun Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw ci ñoom maanaam kooku nag léegi nag la ko daloon la xew maanaam la li mooy bi mu génnee àdduna maanaam malgré effort yu bari yooyu yëpp mu def ci l'islam fekkiwul entre guillemets fekkiwul njariñ gi voilà maanaam li ñu mën a maanaam li wolof yi loolu bokk na ci lii daaneel proverbe bu wolof boobu njariñ loo fekke déedéet loolu du dëgg léeg-léeg njariñ am te doo ko fekke voilà mais ñeneen dinañ ko fekke
te nit ki am lu mu mënti def ci yoonu yàlla rek na xam ne dina am ngërëmal yàlla ci loola te inna allaha la yudi'u ajra man ahsana amala yàlla du neenal payu ki nga xam te ne dafa rafetal ak jëfam moo tax Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu exemple bu mag a mag la ci loolu ba ñu koy fàttaliku ba tey jii nii diine l'islam tey bu taxawee lu ci bëri maanaam lu ko ci contribuer lu rëy la képp koo xamante ne def na lu baax ci àdduna bi ba àdduna di tukki maanaam faw moom ak payam daf ko da maanaam ak sax maanaam da ci am wàll laa budda mënta ñàkk parce que moom moo tax maanaam ci ñi gën a tax la ba diine l'islam sampu Madina te ba mu sampoo Madina parce que mbir idéologie maanaam fokk mu am terre boo suuf soo xamante ne foofu lay dëgëree ngir mën a tasaaroo feneen waaye fokk mu am foo xam ne bu demee ba metti foofu la ñuy replier woo ñëw taxaw foofu idéologie bu amul suuf su ko contenir idéologie boobu du mën tasaaroo feneen voilà parce que tôt ou tard dañ koy màbbal dañ koy gaaw a màbbal l'islam nag li yàlla def li tax màbbul mooy Madina la ñëw moo tax xataa dëkk ba alquran tudde ko al iman gëm yàlla ci boppam walladina tabawwa'u daara wal imaana al iman boobu tur la ci turu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam. jazakumullah. ñeenteelu question bi muy laaj ndax ñu jël ci alalu ki génn àdduna waajal ko ci wala benn nit boo xamante ni moom mooy volontaire daan ni moom mooy def mbir yi muy laaj ñaar yooyu ban moo ci gën. l'islam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko gise woon ci ki nga xamante ne moom la war waayam yu wangeetu woon ba mu daanu bopp bi toj ci Makka ci Arafa plutôt daf ni kaffinuhu fii sawbayhi maanaam na ngeen ko sàngee ci ñaari yërim yooyu voilà daal di wax ne wala tuxannituhu wala boog wala tu'attiruhu fa innahu yub'athu yawma al-qiyamati mulabbiya faghsiluhu wala tuxannituhu fa innahu yub'athu yawma al-qiyamati mulabbiya maanaam na ngeen ko sang maanaam ne sang googu du ànd ak ay parfum ak yooyu yëpp mais na ngeen ko sàngee ak ci ay yéreem yi maanaam fenn yowmal xiyaamati mulabbiya bu yeewoo yowmal xiyaamati day yeewu di talbiya voilà wala tughattu ra'sahu tamit maanaam bu leen muur bopp bi tamit kon loolu dañ ci xamee ne càngaay ci nit ki lay jóge maanaam ci alalu ki nga xamante ne moom mooy ki génn àdduna ci moom lay jóge te loolu la ñuy jiital ci kaw bor maanaam comme par exemple tey comme xaalu ki de kii dund la rek maanaam kii dund tey ak lu mënti xew maanaam bor bu mu la mën a yoreel lu mu mën a toll bu demee ba deseetul dara doo nangu yéreem maanaam doo ni ko bon comme que fi mu toll yow fay nga ma fay alal bi li ci des sa njëgu yére bi yi nga sol la léegi da ngay simmi sa yére loolu du mel ne du demee noonu du mënta nekk maanaam comme que mënta nekk tamit ci fene li nga xamante ne nag moom la borom xam-xam yi di wax foofu rahmatullah alayhim mooy ne yii ñuy wax yëpp maanaam naan ay ki koy njëkk a jox ki maanaam càngaay bi ci alalu nit ki la war a am jóge su fekkente ne du loolu mooy ki nga xamante ne man wajabat alayhi nafaqatu maanaam ki nga xamante ne moom la maanaam dépensé waa ji ci kooka la aju woon ki ko waroon a dundal comme par exemple doom wala bàyyi comme par exemple nit koo xamante ne dafa maanaam mënta dundal boppam il faut mu am koo xamante ne ci biir nit ñi maanaam kooku la dundam di war maanaam nit ku mënta dem ba mënatul dundal boppam faw dana am kenn ci nit ñi koo xamante ne lu mu bon koo xamante ne kooku la dundam di war ci kawam soit day nekk baayam wala mu nekk doomam wala mu nekk ndijaayam wala yu mel noonu kooku bu boobaa moom bu mu amul alal bu mu fi bàyyi ngir ñu mën ko wutal ay mbalaan maanaam kooku moo koy joxe sinon suñ jugee foofu dafa am baytul maal maanaam trésor public kooku moom mooy joxe alal moom moo koy joxe sinon bu trésor public amul comme par exemple ñun fii toll nii wala même Sénégal amuñu trésor public parce que amul alal yoo xamante ne jullit ñee ko moom maanaam lii alalu jullit ñi la
boobaa li nga xamante ne moom lañ ciy teg mooy amatul muslimina maanaam jullit ñi ñooy cotiser maanaam képp kuy jullit ku nekk foofu rek te am lenn loo mën a joxe da ngay joxe la nga man bu ko defee ñu dajale ko mën ko cotiser ngir mën ko defal càngaay maanaam te attey càngaay waxoon nañ ni moom la yeneen yi des yëpp yor maanaam comme lu demee nekke sang geeg maanaam ki koy sang moom lañ koy fayee kii gas teen kii gas bàmmeel moom la ainsi de suite kon loolu moom mooy alal ji nga xam maanaam noonu lay demee li tax nag ñu jiital baytul maal ci kaw waa amatul muslimin mooy ne ngir kenn bañ a am ci kawam maanaam naan budul woon man maanaam bu dee alal gi nga xamante ne baytul maal la maanaam alalu jullit ñëpp la trésor public la maanaam l'argent du contribuable comme ni ñu koy waxee maanaam boobu kenn du mën a taxaw ne budul woon man ndax état bi moo fay moo joxe mais alors que su fekkente ne dañoo dajaloo nit ki mën naa taxaw ne ah waaye man tay budul woon man nangam maanaam ngir honneur jullit boobu honneur boobu moom moo tax maanaam ñu jiital baytul maal ci kaw alalu amatul muslimina sauf que képp koo xam ne dafa def lu ñuy tuddee ak tabarru wala alal ji nga xamante ne waqf fa la jóge maanaam loolu tam mën naa nekk mooy nit koo xamante ne daf naan man de sama alal maanaam li ñu bëgg a sàngee néew yi ñu ngi nii wax maanaam wala boog maanaam man wut naa alal joo xamante ne mi ngi nii képp koo xamante ne dafa génn àdduna nañ ko ci wutal ak càngaay kon moom su amul dañ koy wutal dañuy dem laaj xool ñoo ne ñu jël ko jox ko ki nga xamante ne tamit moom mooy def tabarro maanaam moom mooy ne diw di génn àdduna borom alal la maanaam moo tax masala bi dafay am teqantal te daañ ci ñëw léegi maanaam ci ki am alal ak ki amul alal te génn àdduna bu fekkente ni ki am alal la te génn àdduna bu àtteem yamul ak ki amul alal te génn àdduna nan la ñuy comporté woo ak moom mais ñu ngi ci ñëw léegi insha allah kon mais liñ bëggoon wax foofu liñ bëggoon leeral foofu rek mooy ne ki nga xamante ne dafa am maanaam dafa génn àdduna dafa am ay ordre de priorité ci alal ji fan lañ koy dugal su fekkente ne par exemple tey comme par exemple bu ñu xoolee benn masala maanaam li lay wan am solo bi nga xamante ne moom la loolu am solo xam nga loolu mooy tey xoolal fuqaha hanafi par exemple rahmatullah li ñuy wax te am na ñenn ci borom xam-xam yi ci ñeneen ñi ci des rahmatullah ñu jàpp loolu mooy ne nit ki tey bu fekkente ne dafa bari ay bor ak dafa bari ay bor par exemple te wala boog ay ndonoom bëri maanaam bëri ñu ko war a doon te alal di taxu koo bëri boobaa dañuy maanaam dañuy restreindre bu baax a baax lan koy sànge maanaam duñ jël alal yu bari di ko dugal ci càngaay maanaam lu mën a doy càngaay rek day daal di doy bu boobaa maanaam foofu ngay gisee importance su ngëneel gi nekk ci nit ki ci jëmmi boppam maanaam keneen jóge fële maanaam jël alal ji jël càngaay jox ko comme ki nga xamante ne moom mooy sang bu fekkente ne moom parce que yenn saa man ghasala muslima man ghasala mayitan muslima fa katama maa alayhi ghufira lahu 40 marra wa man kaffana musliman kaffanahu Allahu alayhi wala kaffana Allahu lahu bi sundusin wa istabraqin min al janna képp koo xamante ne xadis la bu ne bu imam al-Hakim rahimahullah solo mi imam al-Bayhaqi tam rahmatullah ala al-jami' yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Hakim dafa ne sahihun ala sharti Muslim wér na ci sharti imam Muslim képp koo xamante ne dangaa sang niiw te li nga gis maanaam lu ñu war a bañ a tudd nga nëbb ko yàlla dana la jéggal ñeent fukki yoon waaye képp koo xamante ne dafa sàng néew maanaam jël alalu bu mu sàngee néew mu sàng ko bu boobaa kooku yàlla dana ko wutal ci sundus ak istabraq maanaam mooy xeetu soie la yu nekk bu diis bi ak bu woyof bi ya nekk ca àjjana moom la ko yàlla di wutal dencal ko dana ko solal maanaam kon loolu day tegtale ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci sàng néew ak defar ko te d'ailleurs ci même xadis bi mi ngi naan képp koo xamante ne dangaa gasal ab jullit bàmmeel itam maanaam mooy fu mu tëdd loolu tamit yàlla dana la wutal kër ci biir àjjana maanaam kon da ngay gis
ngëneel googu nga xamante ne moom moo nekk ci maanaam génne sa alal defal ko ñooñu sans que keneen laal sans que moom ñu laal alalam waaye bu boobaa tekkantal faw da ci am maanaam tey benn milliardaire par exemple loolu man mënu ma koo defal wala boog du nekk li gën xam nga lu tax parce que moom alalam ji buñ ci génnee loolu maanaam lu tuuti la ci alal ji maanaam lu tuutee tuuti la du wàññi ñi koy doon dara te man su ma ko defee maanaam bu fekkente ne ku amul la ma def ko moo gën a nekk priorité maanaam muy gën que ñu jël ko ci alalu néew bi xam nga boo déggee ñu naan ci alalu néew bi lañ koy jëlee li muy tekki lenn kese la mooy su amul keneen ku ko def de l'extérieur wala boog ñi koy war a doon ñoom wala maanaam njabootam maanaam defuñu ko ci seen alal loolu rek lay tekki maanaam bu fekkente ne dañ jël pas que génn àdduna de ah oui si mais xam naa ay affaire lépp lu aju ci wàllu funérailles yooyu moom Moodu non non c'est que man nag temps yi dafa xaw a dëgër quoi Samba non man c'est que sama projet yi ci laa def alal ji ma waroon def yëpp temps yi nang maanaam loolu bu ci naree am ci alal la moom lañ koy jëlee loolu la ñu bëgg a wax maanaam mais jubluwuñ ci ne laa budda ci alalu waa ji lañ koy jëlee voilà loolu tegtalewul loolu te bu amee ñu ñëw kon taxaw def ko dañ koy def mais loolu laa doon wax léegi bu ko coow da ciy am teqantal fi ñuy xamee ban moo gën ak bu gënul moom mooy ndax waa ji borom alal dëgg la wala déet. su dee borom alal dëgg comme tey par exemple benn milliardaire man ma ñëw ne wala voilà dama man maay def affaire bi alors que am na ñuy dund ñu ñàkk ñu ma ko mën defal bu boobaa loolu du yanooti maanaam alors que su fekkente ne ku ñàkk la wala bokk al li mu fi bàyyi taxu koo takku noonu wala vraiment njabootam dañuy soxla ndono gi ak yu mel noonu ci anam koo xamante ne maanaam bokku teg rek maanaam soxla gi ko ñëpp soxla mais soxla vraiment bu jàmp bu rëy lay doon ci ñoom ak yu mel noonu bu boobaa keneen def ko loolu mooy gën ko moom ci jëmmi maanaam ñu jël ko ci alalam maanaam kon teqantal googu moom moo ci am wallahu taala alam muy laajaat ba tey ni ci wàllum càngaay bi waaw bu ñuy tàmbali bés bi ñuy bés ci yam rek biiru ak dawlu bi muy laaj ndax loolu mën nañoo am dalil bu koy tegtale beneen bi mooy ndax tàmbali bi ñuy tàmbali ci cëru njàpp yi ndax farata wala sunna asru batnul mayit laal gi nga xamante ne moom la ñuy maanaam bés bi ñuy bés biiru aji làqu ji aji dem ji loolu li koy tegtale maanaam mën nañ ni ijmaa la maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam loolu xamaluma ko nag dalil ci alquran wala ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ci ijmaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne loolu maanaam mustahab la lu ñu sopp la waaye nekkul loo xamante ne lu waral lu farata la ngir ne amul dara loo xamante ne lu leer la ne dina am luy génnee ci moom waaw wala déet waaye loolu dañ koy def rek ngir su fekkente ne dafa am lu génnee ci ñoom maanaam min baabil istihsaan la maanaam dañuy rafetlu ne loolu ñu def ko parce que lu tax parce que dañuy bañ ñu sang ko ba pare maam suul ko yaram bi maam ci biir bi li nekkoon ci moom maam li desoon xëy na mu nekk sobe maanaam nekk loo maanaam di génn wala boog nekk loo xamante ne day takkal yére bi maanaam mbalaan dañ koo sànge wala yu mel noonu maanaam ngir ci buntu rafetlu lañ ko defee te loolu nag xamuñu ci ak wuute ci biir boroom xam-xam yi rahimahumullah ci ne lu ñu sopp la xamuñu tamit ku wax ne farata la loolu mooy benn masala bi ñaareel bi ci des moom mooy cëru njàpp yi ndax tàmbalee ci farata wala sunna loolu tàmbalee ci sunna kese la maanaam sunna rek la ngir ne maanaam comme ni ngi mel ni tey nit ki buy sangu cangaayal farata buy dund tàmbalee ci cëri njàpp yi loolu sunna kese la maanaam ngëneel la nekkul loo xamante ne lu war la ngir ne njàpp ci boppam nekkul farata maanaam sangaayal farata comme li alquran wax waa in kuntum junuban fattaharu su fekkente ne da ngeen amee janaaba na ngeen laab lu laab gu mat bi maanaam te loolu moom moo tax cangaayal farata benn cër la am maanaam cangaayal maanaam bu dee njàpp ci la ñuy mën a wax a'dha'ul wudu maanaam cëri njàpp yi waaye su fekkente ne cangaayal farata moom benn cër rek la mooy yaram bi yépp
maanaam comme nag yaram bi yëpp la maanaam bu boobaa amul lu ñuy njëkkee ak lu ñuy mujjee loo xamante ne farata la lépp nga defandoo ko maanaam moom mooy li nga xam ne moom mooy li war waaye nag comme que cëri njàpp yi ak cëri place yi ñuy sujjootee maanaam yooyu dañoo gën maanaam wala ba pare ndeyjoor yi ñoom dañoo gën càmmooñ yi loolu moom moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nañ ci tàmbalee loolu maanaam loolu moom moo tax mu ne nañ ci tàmbalee waaye nekkul farata te loolu lii tamit ijmaa la ci borom xam-xam yi rahimahumullahu taala wallahu taala a'lam. bii muy wax ni gannaaw islam maye na jullit yi yu góor yi ñu takk ñi nga xamante ni ci ahlul kitaab dañ bokk ci ay jigéen muy laaj ndax islam it maye na bu boobaa ñu mën a teew si takk gi ak buñ génnee àdduna mën leen a gunge ba fañ leen di denc. déedéet islam du maye mukk abadan nit ñi jullit ñi ginnaaw maanaam bu ñu takkee sëy bi sëy boobu noonu ci sëy bu l'islam kese lañ ko mën a defee maanaam sëy bi ñu mën a defal maanaam mënuñu koo defee mukk maanaam tey par exemple mënoo takk benn jigéen ci kitaabiyaat yi maanaam yahud wala nasaraan nga takk ko ba pare mu daal ne la pour ñun nag suñu mariage faw dañ koy defi fii waaye dañuy def église ba wala ci synagogue ba tamit dañuy def foofu mariage loolu dagan du dagan abadan jullit def ko naka noonu ñaari kitaabiyaat maanaam koo xamante ne maanaam mooy ahlu zimma maanaam ay yéefir lañ sauf que ci kër dëkk l'islam bi dañ ne ñu am église wala synagogue bu ñu ne di war fa ñu fay war a célébrer seen mariage ak loolee mën a seq yow du dagan ngay dem fekkee mariage boobu ci biir xew boobu mënut a nekk lu tax ndax laa budda nga dégg fa wala nga fekke fa loo xamante ne charia al islam du ko nangu budul woon lu dul saxal ga ñu leen di saxal ca lanu ne rek day daal di doy comme lañ ci loolu maanaam mooy ne maye nañu mariage yi am maye nañ ne sëy bi nga xamante ne moom la yéeféer ñaari yéeféer takkante ñaar maanaam sëy yooyu wér nañ comme li nga xamante ne moom la alquran di wax ci Abu Lahab ak jabar ji maanaam wamra'atuhu hammalatal hatab te jabaram la ko tuddee maanaam kon jabaram la maanaam kon mooy ne nangu nañ ne sëy boobu mën naa ne et que lépp loo xamante ne lu dagan ci sëy l'islam gi la day daal di mën a nekk lu valable ci sëy boobu noonu comme ni nga xamante ne dinañ ko gis insha allah taala ci kitaabul nikah mu am kon li nga xamante ne mooy ne sëy yi bi ñuy defee maanaam ci place yooyu nga xamante ne dafa xaraama maanaam day xaraam jullit di fa fekke benn événement boo xamante ne benn xew-xew la du jëmmi dugg gi ci boppam mooy problème mais jëmmi xew-xew bi ci boppam rythme bi li ñuy def loolu moo dul mën a nekk te taxaw nag ci xabru yéeféer itam da du dagan li nga mën def rek mooy nga bàyyee ko gaayam ñoom ñu yóbbu ko maanaam ak lu mënti xew nga bàyyi la ñoom ñu yóbbu ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ni ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi bul julli ci képp kenn ci ñoom ku génn àdduna abadan waaye sax bul sax taxaw ci bàmmeelam segam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bul sax taxaw ci bàmmeelam te loolu wax jooju comme niñ ko gisee sànq maanaam dafa matale ci xeet bi yépp wallahu ta'ala a'lam. beneen question bi muy wax ni xadis numéro 1338 bu Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu muy wax ni jëlee na si yonent bi alayhi salaam muy wax ni al abdu ida wudi'a fi qabrihi wa tuwulliya wa dhahaba ashaabuhu hatta innahu la yasma'u qara'a ni'aalihim mu ni lii dalil la ci ni dinañu dégg maanaam ñoom dinañu dégg buñ génnee àdduna muy laaj nag ana lan mooy dalil si ni dañ leen ni mën a gaañ su fekkee ni dañ leen a laal. non loolu dalil bi xadis seet soxna Aïcha bi la radiyallahu anha moom wax nañ ko yaakaar naa lu dul benn du ñaar ci bu nekk Sahih Muslim Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kasru azmil mayyiti ka kasriha hajar damm yàqu kuy dee moom ak damm yàqu kuy dund ñoo yem beneen bi ci des moom mooy al istiwaa'u fil hissi maanaam mooy yem gi mbir yi yem ci yëg-yëg tey Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne dafa wax ñi ñu dugaloon ci mooy ashaabul qalib ñi ñu dugaloon ci teenu waa Badar bi ñu laajee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne yéen de daan ne yéen de gënoo leen a
dégg sauf que ñoom mënuñu tontu maanaam mooy ne kon yëg-yëg gi am na maanaam yëg-yëg gi am na sauf que comme que yëg-yëg am na nag yëg-yëg bii am ci nopp bi bii am ci gis gi bii am ci buñ la laalee ak yooyu yëpp maanaam loolu yëpp ci buntu yëg-yëg rek lañ dugg maanaam segam boo waxee ñu dégg loolu mooy boo leen laalee ñu yëg parce que possibilité wu boo waxee ñu dégg moo gën a jafe maanaam wax mu nit ki dégg moo gën a jafe que nga laal ko mu yëg ko voilà loolu moom moo tax alquran bi muy ŋàññ bi muy xas naafeq yi xas bi gën a mag bi mu ne xas bokk na ci mooy bi mu ne walaakin laa yash'uruun waaye nag ñoom du ñu yëg maanaam mooy ne comme que voilà nga xamante ne maanaam koo xamante ne du yëg dara waaw yëgul dara maanaam boo bokk na ci xas gi gën a màgg bi mu leen xas voilà donc kon ci kaw loolu ci la ñu xamee ni maanaam yooyu ñoom ñoo yem mais yent bi saa xam ne bu dammee yaxu kuy dee maanaam moo damm yaxu kuy dund ñoo yem ci la ñuy xamee ni maanaam yem googu du ci zahir kese parce que bu doon ci zahir dañuy gis ne yemuñu mais kon li muy tekki mooy ci baatin yëg-yëg gi benn la naka noonu tamit bàkkaar bi benn la parce que boo ko dammee maanaam damm yaxu kuy dund bu doon ne nit ki tayu ko nit ki tayu ko damm yaxu kuy dund day metti ci waaje maanaam fan la yamale gi mën a ne lu dul ci yëg gi maanaam li nga xam ne mooy maanaam de prime abord maanaam li nga xam ne moom la ñuy njëkk gis bu ñu leen yamaleewee rek ne damm yaxu kuy dund de moom damm yaxu kuy dee ñoo yam maanaam liñ leen mën a yamalee rek mooy yëg gi wallahu ta'ala a'lam en tout cas mooy liy njëkk a jiitu ci gis-gis wallahu a'lam. beneen question muy laaj ndax mënees naa taxaw si xabru yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax ak moom. mën naa ne amul leen du ko tere. te saxaaba yi radiyallahu anhum doon nañ ko def kii jamonoy xulafaa yi ci seen bopp ki nga xamante ne maanaam ñi nga xamante ne ñoo daan ñëw di ki doon baaw naan ci kanamu xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa xeet a ngi alku de taw bi ñëw voilà ak yooyu yëpp maanaam yu amul lu ko tere te segam bu ma toogee fi ma toog man laay mën a wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu leer ma ne mi ngi dégg bu ma toogoon di taaya damay wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu lan moo tere bu ma ko mënee def fii ma toog ma mën koo def fële mu nekk fa jëmmam di tedd ja nekk sallallahu alayhi wasallam maanaam lan len amul lenn loo xam ne lu koy mën a tere la wallahu ta'ala a'lam. beneen laaj bi muy wax dafa bëggoon ay leeral ci li nga xam ne dañ koy gis Sénégal gàddu néew bi di wax laa ilaha illallah ba yegg. mooy zikkar rafu sawt bi zikri inda hamlil mayit maanaam di yëkkati sa kàddu ci di sikkar bu ñu yanoo néew li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci seeni wax liñ gis mooy ne ñoom dañ ko boolal ci benn ci ñaari groupe yi benn bi moom mooy ne makruh maanaam lu ñu sib la maanaam dafa nekk loo xamante ne soppuñu ko parce que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni laa tasxabul janaiza bi sawtin wala naar maanaam bu leen àndandoo ak néew yi ci kàddu wax wala boobu du caageen tàkk-tàkk muy sawara maanaam mooy même bu guddee bu leen taal ab taal tàkk-tàkk noonu muy tàkk di jum noonu ngeen di ànd ak moom maanaam moo tax li ñu gis tamit ku mel ne imam an-Nawawi rahimahullah moom dafa ne rek wa yustahabu voilà maanaam moom dañ koo sopp maanaam mooy xafdu sawti bi zikri maanaam wàccee kàddu gi ci di zikkar moom dañ ko sopp mais zikkar bi ci boppam ak fàttaliku bi maanaam nit ki concentré wu ci di fàttaliku ak di zikkar ak yooyu loolu du lu ñu tere mais li ñu tere moom mooy nit ñi di yëkkiteeloo seen kàddu comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee loolu moom ñenn ñi dañ ko si am na ñu yegg sax ci ne dafa xaraam
mbooloo ci Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañ ni sax loolu bid'a la voilà maanaam li ñu gis mooy ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañ ciy wuuti quand même parce que am na ci at-tazkiratu fi ahwalil mawta wa umuril axira imam al-Qurtubi rahimahullah masalan bokkut ak ci tafsir bi bii beneen téere la boo xamante ne ci wàllu maanaam li ko dalee ci dee ba àllaaxira di ñu ne maanaam lépp luy wër-wërloo ci loolu ci la bind téere boobu at-tazkiratu fi ahwalil mawta wa umuril axira moom ci téere boobu mu ngi ci wax ne waa Ansaar yi radiyallahu anhum ñoom bu ñu daan yanu seen néew yi dañ daan jàng suuratul baqara maanaam te loolu sikki nekkul ci ne bu doon dañ koy jàngandoo loolu mooy ci kaw lañ koy wax maanaam loolu moom moo tax dogu ci ne dafa xaraam loolu jafe waaye li nga xamante ne moom lañ mën a wax maanaam bu ñu xoolee quand même majorité fuqaha yi ci seen téere rahmatullah dañuy wax ne soit dañ ko si soit bid'a la maanaam loolu la ñuy wax amaa nag wax jële na le yàlla moo xam wallahu taala aalam. beneen question bi mooy mu ne xam na ni par exemple shahid bu dee ci kenn du ko sangoo yooyu waaye day laaj bu dee ki lap nag wala ki nga xam wala ndax kooku des koy sang si ñoom ñëpp dañ leen di sang alxariq maanaam kii kooku dañ koy sang kii ki lap ki lakk kooku dañ koy sang parce que dafa am maanaam il faut que ñu comprendre ne àtte shuhada yi dafa am ay type am na ki nga xamante ne àtte bi mu am mooy shahid la ci àdduna mais amu ko àllaaxira am ki nga xamante ne àtteem shahid la ca àllaaxira mais amu ko àdduna am ki nga xamante ne dafa nekk shahid ci àdduna ak àllaaxira loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne kullu kalimatin yuklamu fi sabilillahi wallahu a'lamu bi man yuklamu fi sabilihi voilà kullu rajulin yuklamu fi sabilillahi wallahu a'lamu bi man yuklamu fi sabilihi illa wa yub'athu yawma alqiyamati jurhuhu yas'abu daman lawnuhu lawnu dami wa rihuhu rihu misk mu ngi Sahih al-Bukhari rahimahullah romboon nañ ko ci kitaabul wudu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne dañ koo jam ci yoonu yàlla maanaam mooy dañ koo jam mu dee kooku bu yowmal xiyaam mu ne rek waaye mu def ne yàlla nag moo xam ka ñu jam ci yoonam lu dul ne bu yowmal xiyaamete day dekki deret ji di tuuru deret jooju couleur bi de couleur deret la waaye xet bi xetu misk maanaam couleur bi couleur deret la maanaam bu ko defee ku ko gis xam ni kii shahid la martyr la woon waaye xetu misk lay daal di yor maanaam day boole ñaari te mu ñaar si kooku moom mooy ci am àtte àdduna ak àllaaxira mooy dafa dee ci yoonu yàlla comme par exemple ñuy xeex yéeféer yi ñu gaayee jam leen wala ñu rey ko wala ñu dóor ko pistolet wala bombe dal ci kawam wala yooyu ñooñu ñëpp kenn du leen sang kenn du leen jullee dañ leen di rob lu ëpp ci waxu borom xam-xam rahmatullah alayhi mooy ne duñ leen sang duñ leen jullee gisoon nañu Hanafi rahmatullah nee nañ gaa duñ leen sang waaw mais jullee moom daañu leen ko def léegi ñi nga xamante ne tamit kon maanaam moom mooy loolu benn àtte la ñaareel ki nga xamante ne moom mooy ki ku mel noonu tamit mooy comme par exemple gars yi dañoo bombardé dëkk bi ñu dee ci yoonu yàlla ñu dee ñu tamit noonu lañ leen di def mais ki nga xamante ne dafa maanaam dafa lab wala daa accidenté wala da doon jur doom dee wala mu am feebaru biir dee wala yu mel noonu ñooñu noonu def na leen sang def na leen jullee sauf que àtte bi ñuy am ci yawmal qiyaamati mooy àtte shuhadaa bi maanaam loolu àtte la bu ñu am mais àllaaxira àdduna nag àtte bi ñu fi am mooy comme nit ñëpp dañ leen di sang comme wala ko daanu ci teen wala yooyu noonu ñooñu dañ leen di sang dañ leen di jullee dañ leen di defal lépp lu ñuy defal ñëpp par exemple loolu moom moo tax ki lab bu fekkente ne fa mu labee nit ñi mu génn àdduna mënuñu ko maam dañ koy sang dañ koy jullee bu dee mënuñu ko indi ci jéeri ji ngir rob ko fa dañuy jël xeer wu diis wala lu diis a diis takk ko ci moom tëmbal ko ci biir géej gi bu ko defee mu mën a dem ba ci suufa suuf
pour foofu nekk bàmmeelam voilà am na nag ñoo xamante ne moom defu leen mën a sang ala kulli xaalin parce que par exemple ki lakk-lakk gu méttee ba nga xamante ne kooku mënoo koo sang kooku faw dañ koy tiimal wala bu dee yëpp mënta nekk amul lenn lu ci mën a nekk bu boobaa sangu gi day daal di yëkkati ko ñu jullee ko kese voilà wala yu mel noonu wala ki nga xamante ne par exemple kay déggee ko reere kooku mënoo ko sang ndax nekkatu mais dañ koy jullee kese waaw dangay taxaw rek nga daal di jullee mooy salaatu alal ghaib lay nekk ngay daal di taxaw rek wallahu ta'ala a'lam. jazakumullah kii dafay laaj ni su fekkee ni nit ki dañ koy sànni muy génne deret ju bari ndax dañuy xaar ba mu arrêté wala ndax dañ koy sàng noonu ci deret ji. bu boobaa dañu jéem a fatt deret ji maanaam deret ji buy tuuru lu bari dañu koy raxas ba pare fatt ko masalan jël comme coton teg ko ci comme bu doon dund rek nit ki bu deretam dee kii wala ñu bu dee loolu terewu ko ñu takk foofu loolu la ñuy def pour mu mën ko yëggale ci sang bi wallahu ta'ala a'lam. kii daf doon laaj ndax est-ce que jigéen ñi am nañu droit di dugg ci armeel yi. waaw loolu am nañ droit bi comme xadis bi ñu gisoon soxna Aïcha radiyallahu anha bi mu doon topp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci armeel yi ngir yëg ne maanaam ngir Yonent bi dafa génn ci guddi gi doon dem Baqiya yéen soxna Aïcha radiyallahu anha topp ko maanaam ngir xool fu mu jëm daal mu ne ko fiir ba fiir waaw fiir duma topp ba ci armeel maanaam te waxu ko ŋàññu ko def ko dara xale bi nga xamante ne moom la ñu romboon xissa xale boobu maanaam ndaw soosu doon jooy goneem bu génn àdduna ñu rob ko maanaam ci bàmmeel bi la woon maanaam mu dem Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy daal ni ko isbir daal ni ko ittaqillaha wasbiri ragalal yàlla te na nga muñ mu naan ko ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati waaye xam nga lan la topp mu fële yow musiba bi ma dalaa dalul kese te wallahi azim Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musiba boobu dal na ko dalati ko ndax doomam yëpp presque da leen a rob kenn rek la ci robul muy soxna Fatima radiyallahu anha waaye moom jàpp na ne kii da koy digal li parce que tout simplement musiba bi ko dal moom dalu ko quoi maanaam loolu tamit lu muy beneen a priori bu nit ñu bari di am maanaam da nga leen di conseiller ci dara ñu jàpp ne yow dangaa dundul situation bi ñuy dund te fekk yow amaan na dund nga junni yooya sauf que feeñul li nga xamante ne moom la ba mu ko waxee loola moo tax mais bi mu demee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lenn rek la ko wax as-sabru inda sadmatil ula bi ñu ne ko Seydina Al-Abbas radiyallahu anhu bi mu ko rombee ne ko mais wala Fadl radiyallahu anhu ne ko mais ki nga doon waxal kooku Yonent bi la am sallallahu alayhi wasallam ki la romb sànk mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbir mi nag ne maanaam mbir mi mel ni maanaam musiba mi ngi koy doog a dal en fait gone googu dee doomam ji loolu du dara ci moom la mu wax Yonent bi saa sa loolu xam nan lay defee ne nee na ma dem dugg ci biir këram waaye ci biir mais gisuma fa benn vision voilà ndax daa jàppoon ni Yonent bi saa sam ak ni ñu koy tuddee yooyu boo demee këram da ngaa war a gis vision maanaam yooyu mais gisul kenn mu dugg ci biir mu jéggalu ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko as-sabru 'inda sadmatil ula muñ ci dóor bu njëkk bi la maanaam mooy muñ gu mat gi tëlewul ne ku dóor bu njëkk bi ku ci muñul rek muñoo déedéet li muy tekki mooy muñ kat pire day mën a muñ ci dóor bu njëkk bi mais loolu bo liñ ciy xamee mooy le fait que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko fekkee ci bàmmeel bi waaye waxu ko ne ko jigéen du nekk ci bàmmeel waxu ko ak yeneen yoo xamante ne dañ koy tegtale amma te wax ji nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fazuruha doon naa leen tere ngeen ziyaare bàmmeel léegi ziyaare leen ko wax jooju am la maanaam mooy wax ju matale la waaye ndax am na jagle lii tegtale ne ziyaaratul qubur pour jigéen ñi xadis bi nga xamante ne moo ci gën a dëgër ci li koy tere mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la'ana Allahu zawaratul qubur
yeneen yàlla rëbb na ñi nga xamante ne ñoom ñooy baalum jigéen ñu bari lu ñuy siyaare xabru yi mais loolu tegtalewul ne ziyaare xabru ci boppam ci jigéen ñi dañ koy tere lu tax ñaari wax moo ci am bu njëkk bi maanaam ñaari tontu moo am ci xadis boobu bu njëkk bi moom mooy xadis boobu xadis yi doon tere siyaare xabru yëpp dañ ko ñëw fol maanaam bee daf ko ñëw folli te lii dalil bi moom mooy xadis yu mujj yi dal yenent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom ku mel ne al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu ñoom ci jamono yu mujj yi lañ ñëw ci kër ci maam ñoom bi ñu tuubee dugg si ci lislaam mook baayam ñooñu ci jamono yu mujj yi lañ ñëw Madina loolu benn la ñaareel bi ci des mooy soxna Aïcha radiyallahu anha maanaam bi mu maam yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dem Baqi mooy daanaka ci at bu mujj bi ci la nekkoon di dem Baqi ak yeneen yoo xamante ne te ci ginnaaw maanaam yooyu yëpp day tegtale ne maanaam yi jigéen bi di dem ci bàmmeel nekkul loo xamante ne lu ñu tere la nekkul loo xamante ne lu xaraam la waaye borom xam-xam yi rahmatullah am dañuy wax ne dafa am nag luñ ko tënkee fuqaha Hanaabila rahmatullah am na ci ñoom nag ñoo xam ne dañoo jàpp ne dafa xaraam ngir xadis bi ma la wax léegi mais fuqaha Hanaabila rahmatullah alayhim mais yeneen yi ci des borom xam-xam rahmatullah li ñuy tere li ñuy faral di layee ci xadis maanaam li ñuy faral di layee ci beneen buntu bi mooy dañuy wax tout simplement ne maanaam bu war a bokk li ñuy tënk plutôt ci beneen bunt bi mooy dañ naan jigéen buy dem ci bàmmeel bi tamit war na assuré wu ci ne benn du maanaam dana correct vraiment maanaam ci ni mu fay demee warul nekk koo xamante ne parce que illa bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam joxe ci ne moo tax ne léegi permettre na ñuy ziyaare bàmmeel dafa ne day nooyal xol te loolu amul góor amul jigéen maanaam góor day fàttaliku yàlla di soxla luy nooyal xolam comme ni ko jigéen di soxlawee maanaam loolu amul teqantal diggante góor ak jigéen loolu tamit bokk na ci liy wane ne xadis boobu dafa foll yeneen xadis yi beneen bi ci des tamit moom maanaam beneen kon tënk bi moom mooy mu correct parce que munoo faa dem di fa dem demuk puukaréew di fa dem demuk di caaxaan di fa dem ngir def sa selfie foofu ak yu mel noonu maanaam loolu bu dee loolu rek ke tax mooy jarul ngay dem voilà mooy jarul ngay dem voilà léegi mu des ki nga xamante ne moom mooy beneen bi ci des moom mooy bu soluwul col gu jot walla col gu yiw dem pour di fitnaal nit ña fa ne maanaam yooyu loolu tamit maanaam dem ci bàmmeel bi mel loo xamante ne góor ñi dañ lay xemmem maanaam nekk parfois sax nga gis ku ñàkk fayda foofu mën na la cokkaas sax ci biir bàmmeel bi xam nga loolu genre profanation la beneen bi ci des tamit moom mooy beneen tënk bi nga xamante ne tamit moom lañ koy tënk mooy nit ki maanaam jigéen ji nekk koo xamante ne bu fa demee du fa nekk di yuuxu di dóorale xam di simmeeku di ruur ci biir ci bopp bi di ko naan du génn parce que ki génn àdduna da koo jegeeg yooyu loolu ak yu mel noonu wala du fa xam tout simplement maanaam comme ni mu amee ku mu fi daloon voilà benn mbokk moo xamante ne dafa demoon ci levée du corps yeeg yooyu dem xam foofu xamoo xam dafa xam réellement wala xam gi daa bokk ci théâtre bi voilà voilà mais en tout cas ak yu mel noonu loolu day dalaate mais surtout loolu jigéen ñi lay gën di dal loolu moom moo tax tamit ñu war a def attention tamit ci mbir moom wallahu ta'ala alam muy laaj ndax jigéen ñi mën nañu ànd ci gunge néew bi ba yegg ak bokk ci jullee bi waaw loolu mën na nekk comme ni ñu ko gisi woon maanaam biñ ci tollee gisoon nañ ko ne jigéen jullee néew loolu mën na ne sauf que dañuy tere su maanaam dañuy sàmmonteeg moom daal comme ni ñuy sàmmonteeg moom ci bu waree dem ci jumaa ji wala ci jàkka ji naka noonu loolu la ñuy sàmmonteel lu ëpp nag ci borom xam-xam yi rahmatullah dañ koo sib maanaam dañoo sib loolu sib tamit mu topp néew bi yooyu yëpp dañ ko sib mais nekkul loo xamante ne luñ naan lu ñuy tere la mais lu ñu sib la comme li soxna Ummu Atiyya wax radiyallahu anha nuhiina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alayna dañ ñoo tere ci ñu topp néew yi waaye kenn dooguwul ci ñun ci loolu
loolu mooy waxu li ëpp ci borom xam rahmatullah alayhi ci ne mën na nekk effectivement topp leen naka noonu mais lu ñu sit lay damaam ci cadre lu ñu sit lay dugg du dugg ci cadre lu ñu kii ba mu des nag su fekkente ne par exemple nit ki maanaam waa ndaw si maanaam jigéen ji ki mu génnale àdduna maanaam moom ci boppam la maanaam mbokkam la da koo jege lool ba nga xamante ne maanaam le fait que mu ànd ak moom ak yooyu gunge ko ci phase yooyu yëpp loolu da koy dalal maanaam bu fekkente ne loolu la maanaam bu boobaa ci biir gi day daal di yëkkati ko ci buntu boobu wallahu taala a'lam. beneen question bi mooy dafay laaj ndax wat bopp ku jigéen ki génn àdduna ndax xaraam na waaye tamit bu dee xaraam na bu fekkee mu ngi dund ndax mënees na koo def maanaam ci góor def ko ndax permettre nañ ko daal ñuy jigéen di wat boobu. déedéet duy dund. loolu bokk na ci ñi yàlla rëbb laana lal xaaliqa yent bi sallallahu alayhi wasallam moom la doon wax voilà yàlla daa rëbb ñi nga xamante ne ñooy watu jigéen ñi maanaam di nelu mais sauf que nelu googu li ëpp ci borom xooxal rahmatullah dañ koo limité rek ci maanaam ki nga xamante ne par exemple dafay day kii bay nelu maanaam nit ki daa génn àdduna mu dem nelu boppam waaw nit ki génn àdduna muy naqarlu di wane ne naqarlu na mbir mi mu dem nelu boppam maanaam ak yu mel noonu voilà mais li nga xamante ne moom mooy góor di wat jigéen moom ala kulli xaal dafa xaraam ci lépp voilà beneen bi ci des moom mooy nel xattaat góor gu génn àdduna ku génn àdduna nel ko dafa xaraam loolu maanaam wat ko dafa xaraam voilà maanaam ni mu génnee àdduna noonu ak karaw mi noonu nga koy bàyyi fi borom xoxom yi di wuutee ndax def na ko def wala defu ko def mooy peñe ko foofu la ñuy wutee waaye am na génn àdduna ne nañ ko nel ak yooyu moom loolu moom moo tax tamit ñi di watu nañ bàyyi xel parce que am na yenn wate bi boo ko génnee waale àdduna noonu ngay demee yàlla nañu yàlla sàmm wallahu ta'ala a'lam. ay njëriñ rek ko ci bàyyi. comme lépp merci comme njëriñ quoi. waaw yooyu nag lañu voilà yooyu lañu kii ne bu fekkente ne karaw gu mel noonu Shafi'i rahmatullah am dañ naan bu boobaa du ñu sib ku ko kii ku ko peñe mais foog ñu mën trouver moyen peñe ko parce que am na yoo xamante ne voilà. ñi lay def nag genre punition di nga def seen doom yeeg ñi genre punition di wat comme seen doom yi xaw a të waaw loolu tamsil la tudd waaw loolu dafa xaram maanaam mooy nit ki maanaam mënoo koo punir wat ko loolu mënoo ko punir voilà maanaam mënoo ko punir dagg dara ci yaramam. daa watu bu yéeme wala. déedéet. non non am na ñoo xamante ni daa ngi gisoon Sénégal pour punir seen doomu jigéen ñu dem wat leen nel. waaw maa ngi jégalu. aywa kon beneen question bi mooy mu bëggoon rek ak fàttali bu gaaw ci naka la ñuy sàngee góor ñi ak jigéen ñi maanaam ci peut-être joxewaale turu kii yi daal càngaay yeeg yooyu yëpp. loolu def nañ ko ci jotaay bi weesu xëy na bu dee kii la ñu fu ku bëgg dellu ci jotaay bi ko jiitu. waaw am na yu ñu defoon ci biir cours gi. waaw am na yu ñu defoon ci biir cours gi voilà def waaw càngaay gi ci jëmmi boppam. waaw lifaaf yi ak isaar yi ak xamis yi ak amaama. waaw parce que tur yi joxewuñ ko woon ci biir jotaay yi. d'accord lifaaf yi ak xamis yi ci jumhur benn la Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoo jàpp ne lifaaf ñoom comme maanaam pluriel la ci lifa bu dee par dañoo lifataani ñaari sër comme ñaari yére comme laf yooyu ñaar yooyu
maanaam bu dee càngaayu góor ñett yi ñooy tolloo bu dee ci fuqahaa Hanafi rahmatullah alayhim benn bi du tolloo ak yeneen ñaar yi lu tax parce que benn bi ni mu tudd moom mooy xamis moom bu boobaa day daal di tàmbalee ci baat bi maanaam ci mbagg yi fi ñu nekk ci kaw wàcc ci suuf loolu la wuuteeg beneen bi ci des ñoom bu boobaa lifa ak isaar ñooy nuróo ci buntu boobu bu fekkente ne ñi fuqahaa Maaliki la rahmatullah alayhim ñoom dañ ci yokk boobu ak amaama maanaam mooy bi ñuy muuraay mais dañuy def ñett yi nga xamante ne ñooy ñett yi ba pare maanaam ñett yooyu ñooy tolloo bu boobaa ñoom lifaaf la ñu tuddee ñett yépp xamis bi tegu ci kaw ci moom ak amaama bi mooy bi ñuy takk ci bopp bi beneen bi ci des bu dee pour jigéen la bu dee jigéen la isaar ak xamis lay am maanaam bu boobaa ci jigéen isaar boobu fii li ñuy wax isaar maanaam mooy làmbaay bu boobaa moom mooy tàmbalee nekk ci digg li wàcc suuf xamis bi moom mooy tàmbalee ci mbagg li wàcc suuf ñoom ñaar ñu maanaam mu muur bu baax isaar bi maanaam mooy làmbaay bi loolu maanaam moom mooy différence bi léegi am naa yeneen teqantal yi gis nañ ko ci jotaay boobu wallahu ta'ala a'lam. am na ay questions yoo xam ne dañu dem ci chapitre bi passé muy bu ci njëkk mooy daf bëggoon xam imam ci yan njuumte lañ koy toppee ak yan njuumte lañ ko dul toppee. imam munoo ko topp lu dul ci njuumte goo xamante ne du yàq julli gi bépp njuumte goo xamante ne day yàq julli rek boobaa munoo ko ca topp masalan su fekkente ne imam dafa sëlmal te sëlmal jotul yow munoo sëlmal bu fekkente ne imam dafa jug jëm ci juróomeelu rakka ci rakka boo xamante ne ci julli boo xam ne ñeenti rakka la loolu day yàq julli gi mënoo ko cee topp naka noonu imam mënoo ko cee topp su fekkente ne yow leer na na ne njàppam toj na ak yu mel noonu yépp maanaam yow mënatoo topp imam ci buntu boobu maanaam lépp loo xamante ne day yàq julli rek maanaam yow doo ci mën a topp imam yow li nga mën a topp imam maanaam moom mooy njuumte yi nga xamante ne masalan comme li yenent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne ci la julli timis wala beneen julli daal di taaya maanaam au lieu mu taaya ci ñaareelu rakka bi mu daal di jóg parce que comme taaya boobu du farata loolu moom moo tax maanaam du ponk tamit maanaam mu daal di jóg maanaam ci waajib la moom dafa war rek ci julli mu daal yent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bu doon fuqaha Maliki rahmatullah ñoom sunna la ñuy wax sunna voilà maanaam mu daal di jóg gars yi tas sàbbal ko mu daal leen di junj fa ashara ilayhim an qumu maanaam mu daal leen di junj ne nañu jóg taxaw maanaam yooyu noonu nga xamante ne ay xeeti njuumte la yoo xamante ne nit ki daf ko maanaam imam bi moo koy maanaam erreur yooyu loolu doo ci topp mën nga cee topp imam parce que après dañ koy réparer waat ci jeexital bi beneen bi ci des tamit mooy yi nga xamante ne bokk na ci yiñ dul topp imam maanaam mooy soo gisee ci moom doxalin woo xamante ne day yàq julli gi ci pas ci jëfi julli gi ci boppam mais jëf ju génn julli gi maanaam moom mooy tom par exemple mu yëngatu bu jéggi dayoo voilà wala maanaam voilà comme que ma gisoon muy tari yaakaar naa Ali Imran di joxoñ loxo yeeg di yëkkati ci yeeg après daraanje ak yooyu di def pas dem dellu si waat yooyu maanaam loolu mënul topp imam bu mel noonu naka noonu tamit munoo di topp tamit imam boo xamante ne ummi yu la maanaam mooy imaamatul ummi yi lañ koy wax lu masala bu noonu la tudd en fait jubluwuñ ci ne jàngul mais liñ ci jublu mooy njàngamu leerul maanaam ba pare di kàddu gi maanaam day yàq baat yi comme kuy wax alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din kooku mënoo koo jul mënu la julli iyyaaka na'budu kooku mënu la jiite bu fekkente ne yow sa njàng leer na kooku ku mel ne moom la mën a jiite mais mënta jiite
ku melut noonu loolu moo tax tout le temps ñuy fàttali suñu yegsee ci masala bu mel noonu ne nit ñi dañoo war di jël seen ay responsabilité ci yu mel noonu maanaam mënuñu def tamit ku ñëw rek ñu daal day teg ci kanam ni la sawaay demal nga jiite déedéet mbir mi du demee noonu parce que loolu noonu dañ koy def ndekete waa ji mënul tare bu baax wala boog xamul nu ñuy jullee julleem bi maanaam mu ci def lu ko ci neex ak yu mel noonu wala mënta wala tari bi baaxul loolu kooku du dagan nit ñi jullee ci ginnaaw voilà yooyu mooy yi nga xamante ne mënuñu cee topp yi moom yeneen yi si mën na ko cee topp wallahu ta'ala a'lam. jazakumullah bi mooy dernière question bi muy laaj ndax mën nañoo utiliser hadith 1232 imam Bukhari di wax ni haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an ibn Shihab an Abi Salamata ibn Abdurrahman an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna ahadakum idha qama yusalli jaa ash-shaytanu fa labasa alayhi hatta la yadri kam salla fa idha wajada dhalika ahadukum wa yasjudu sajdatayn wa huwa jalis muy laaj ni ndax mënees naa jëfandikoo hadis bi def qiyaas ba wax ni su fekkee ni dangaa am dut ci farata ci premier rakaa bi man ngaa rek daal di sujjóot qabla salaam. danga am dut farata. waaw ak farata. ci premier rakaa bi. waaw nga am rek farata ci lu ko jiitu nga ciy sikk sàkka. waaw ndax mënees naa jëfandikoo hadis boobu rek bañ a def dara rek daal di sujjóot ba qabla salaam. déedéet. Bon, peut-on utiliser le qiyas en s'appuyant sur le hadith 1232 et faire qabla salam quand on a un doute sur un farata de la première? Et maintenant, si tu as un doute sur le sujet, tu refais ta raka parce que la raka est... Ah, mais bon. Tu refais la raka et après tu fais qabla salam. Voilà. loolu la ñuy def loolu parce que damaa foogoon. exactement loolu moo tax question bi xawoon naa jaaxal. loolu la maanaam voilà bu sikki sàkk am na du jar qiyaas na am na hadis boobu. voilà soo sikki sàkkaa ci loolu voilà da ngay defaat rek da ngay daal di julliwaat comme ni ko xadis bi xadis na Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu voilà maanaam comme que da ngaa sikki sàkka ndax def nga rakka bi wala bàyyi nga farata ci rakka bi ponk ci rakka bi parce que ponk boo ko bàyyee ci rakka bi mooy màbb donc loolu moom moo tax ponk bi ak rakka bi ci bopp ñoom ñoo bokk taxawaay su dee da nga ko sikki sàkk ba jug ci beneen rakka ba nekk ci beneen rakka boo waa rakka boobu da nga koy mbàbbal après nga daal di soo paree nga daal def qabla salaam. d'accord waaw wax dëgg voilà Seydina Cheikh dafay wax ne ñu leeral ne loolu mooy masala bi ci masala boobu loolu mooy li ci dëgër li ci gën a dëgër li ci gën a dëgër nag maanaam sikk nekkul ci ne looloo ci dëgër parce que yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam hadis la bu wér péng mi ngi ci Sahih imam Muslim rahimahullah am na yeneen i hadis yoo xam ne ñu ngi koy dëgëral maanaam mooy ne su fekkente ne nit ki dafa sikki sàkka ci benn rakka wala maanaam ne par exemple xamul ndax ñaari rakka la julli wala benn wala ñetti rakka la julli wala ñaar wala ñeenti rakka la julli wala ñett na mottali na jugaat mottali na jàpp fal yatrixi shakka wala yabni ala al yaqini voilà ida shakka ahadukum hal salla salaasan aw arbaa aw isnayn aw salaasan fal yatrixi shakka wala yabni ala al yaqini summa li yasjudu qabla salaam irghaman li shaytaan bu fekkente ne nit ki dafa julli dafa xamul maanaam mooy ne cas de figure bi ñu wax léegi ban la ci def na daa di julli na daa di jóg mottali su mottalee ba pare su paree day def qabla salaam ngir toroxal seytaane voilà loolu mooy toroxal seytaane waaye am na yoo xam ne moom seytaane lay toroxal waaw di gars yi de yaa subhaanallah seytaane mais vraiment seytaane day foowee nit ñi te dëgg la parce que dina def loolu li mu bëgg ba pare daal di koy tuddee toroxal seytaane
voilà moo da leen di fooy ku mel noonu kon kooku bu jullee noonu lay def amul beneen maanaam loolu mooy li wér voilà lu tax mu wér nag mooy ne yent bi ci boppam moo ko wax sallallahu alayhi wasallam wuuteeg li foofu principalement baal déjà li Hanafi yi mais ak surtout ak tamit fuqaha Maliki rahmatullah ndax ñoom dañoo jàpp ne boo yokkee faw da ngay daal di sujjóot ba'da salaam mais masala bi moom exception la ci loolu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin dafa am beneen question waaw waaw man question bi par rapport ak lépp luy jaaro yi ak létt ci jigéen ñi cas particulier boobu su fekkee par exemple létt ku jigéen bi dafa dëgër boo xam ne dafay jël par exemple temps bu gudd pour firi ko comme ñun suñu cas de figure jigéen ñi suñu létt yi des fois bu naqaree firi loos wala soo ko firee ba pare dafay day foog nga peñe ko est-ce que su naqaree firi lool dañuy jël suñu temps firi ko ba mu jeex wala mën nañ koo bàyyi boo gisee ma posé question boobu pour kaw cas de figure mèche greffage yi moo tax may wax par exemple wala yéen ñi def yu sew yi peñe gi tamit peñe ci ñun jigéen ñi bu bëri dafay métti est-ce que su karaw bi naqaree demale est-ce que mën nañ koo bàyyi noonu sans ñu peñe ko carrément beneen bi moom mooy létt bi est-ce que kii sànni ñëw dafa war a mën létt forcément ak suñu cas de figure ñun. donc kii su sa gisaan ñëw day mën a lan. létt. waaw. suñu cas de figure ñun moom mooy ñetti létt yi ñuy létt nekkul karaw jigéen yëpp dañ mën a létt ñetti létt. cas boobu nan la ñuy def li ci demee ni piercing damay enveloppé lépp luy piercing ak jaaro nopp dañ koy dindi waaye su fekkee par exemple ñi nga xam ne dañuy piercing ci endroit yoo xam ne dañ naqaree dindi ci demee ci gémmiñ gi est-ce que dañ koy forcer génnee ko wala dañ koy bàyyi loolu beneen bi moom mooy su fekkee ki nga xam ne dafa jagle ñu solal ko yére sàngam dafa lan. dafa wax ñu solal ko yére sàngam. waaw par exemple suñu genre yére bi est-ce que dañuy parce que ku néew xamee nañ ko ne dafay dëgër est-ce que dañuy def effort solal ko loxo bi solal ko ba mu mat wala suñu xamee ne dañ koy gaañ ci kii boobu mën nañ bàyyi. dernière question bi moom mooy. mais loolu boo ko defee noonu lu ma ci mën lépp ci même kii bi la moo tax. waaw dernière question bi rek moom mooy xaalis bi lu ñuy ñëw la wala lu. mais est-ce que duñu bàyyi question yi ba jotaay yi di ñëw maanaam buñ duggee ci même garaawul le fait que mu wuteeg kii bi kitaabu zakat bi du garaaw amul problème bu ci nekk parce que. parce que ñeneen ñi peut-être fi ñëw. waaw d'accord. mais audio yi bon pour tënk léegi waa léegi xamis ndax dinañ ko ñëw wala duñ ko ñëw ak lan. voilà léegi. mais que ci yelloo na mu jeex. bon léegi damay tënk tontu yi ndax timis gi mi ngi voilà bu njëkk bi kon maanaam yooyu yëpp tey il faut que ñu comprendre que bu fekkente ne li aju ci létt yi la lu munul nekk dañ koy bàyyi léegi nag parce que day jël temps loolu du lay maanaam mën ngeen jël seen temps effectivement ngeen fiiri léttu jàmbur yi ngeen dindi ko carrément ki nga xamante ne tamit peñe karaw gi day am problème nga xam ne boo ko peñee par nii karaw gi day dagg wala yooyu su fekkente ne dagg gi du bëri bu boobaa dinañ ko maye mais su fekkente ne da ngay dagg lu bëree bëri bu boobaa faw da ngay daal di bàyyi noonu rek tamit maanaam ngir ne létt karawu jigéen ji maanaam firi ko wala maanaam peñe ko létt ko yooyu yëpp nekku ci ay farata ci cangaayu farata ci cangaayu néew yooyu yëpp amul benn bu ciy farata lu ñu sopp kese la te kaawu yi ngeen wax ne maanaam létt ñetti létt maanaam loolu maanaam moo tax ñu wax ci jotaay weesu ne loolu liñ ci jublu mooy ki nga xamante ne jigéen ji nga xamante ne dafay bëri karaw mais ñun wolof yi d'ailleurs précision boobu laa defoon
néewal na ci ñun ku ñu mën a létt gu mel noonu kooku doo koy peñe rek bàyyi noonu amul benn létt boo ciy def ak wala di ko sànni ci ginnaaw wala yooyu piercing yi ak jaaro yi bu fekkente ne maam yooyu dañ koy dindi bu fekkente ne nag dafa nekk foo xamante ne dafa jafe bu boobaa dañuy daal di génnee da nga koy daal di bàyyi noonu maanaam ngir ne mi ngi mel ne tey ki nga xamante ne ci biiram dañ ko opéré woon masalan def ci benn ci yaxam yi maanaam ñu def ci weñ wala yu mel noonu kooku doo ko dindi da nga koy bàyyi noonu ñu robaale ko noonu ki nga xamante ne tamit dafa am maanaam yére yi du loolu moo ci des voilà yére bi non maanaam ni nit ki voilà yére bi nga xamante ne moom la war a sol bu nee man yére bii laa bëgg ñu solal ma ko yére boobu bu dee mën na nekk jàppande na moom ñu solal ko bu dee jàppandiwul buñ ko solal mais mu am loo xamante ne mat na bàyyi xel mooy yére yi nga xamante ne moom la ñuy solal néew yi du yére yu ñuy ñaw yoo xamante ne maanaam day am ay ñaw yu ñuy takkale boole naka noonu du yére boo xamante ne tamit day am ay poche maanaam loolu tamit lu mat a bàyyi xel la yére yooyu maanaam kii lay nekk rek comme tissu lay ne rek voilà comme tissu lay ne rek maintenant bu fekkente ne nag yére bi muy sol la ci boppam maanaam bu mu sol la ñu sangee ko ci yére boobu wala maanaam ñu simi ko comme ni nga wax maanaam buñ ko bëggee solalaat yére maanaam comme tey par exemple man yére bii ma sol nii pour ñu simi ko ci néew ba pare solalaat ko loolu lu jafe-jafe lay doon voilà mais fu fekkente ne jàpp ne nag mënef na ko rek parce que li dagan mu sol ko ci bi muy dund dana dagan mu sol ko bu ñu génnee àdduna waaye nag li nga xamante ne mooy li gën ci li ñuy sol ci yére mooy loo xamante ne amul ñaw comme ñun suñu yére yi ni ñu ko nawee ni ñu ko daggee ni ñaw ko déedéet mooy yi nga xamante ne day tàllalu comme ni ñu ko waxee woon keroog maanaam tàllalu teg ko moo tax ñu koy tuddee dañ leen tuddee xamis isaar wala moom lañ leen ko tuddee mais tegtalewul ne maanaam dafa nekk loo xamante ne dañ koo ñëw quoi maanaam du façon yére boobu noonu mais nag su fekkente ne nit ki nag dafa tenir à ce que ñu solalaale ko yére bi nga xamante ne moom la daan solo maanaam ne comme da ci daan julli par exemple yére bi ma daan jullee yére bi ma daan kiwee bu boobaa ñu solal ko boobu tamit moom mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku parce que loolu la laaj te loolu tamit dañ ciy profité pour leeralaale beneen mbir mooy ne nit ki su nee masalan bu ma génnee àdduna yére bii laa bëgg ñu solal ma ñu jox ma ko yére boobu su nee dagan na yére boobu mooy nekk li ràññeeku ñu solal ko même bu amee keneen ku jël alalam ne nañ ko solal nañ ko wutal yeneen i yére yooyu boobaa kenn du ko utiliser loolu yére bi mu wax ne nañ ko solal boobu mooy nekk bi ñu koy solal te loolu moom moo tax tamit nga gis ku mel ne Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum doon waajalal seen bopp ci ay yeneen i yére maanaam yoo xam te ne moom lañ daan sangoo maanaam moom lañ daan sol léeg-léeg ci yenn jotaay yi ci yenn jamono yi ci yenn maanaam surtout bu ñuy jaamu yàlla maanaam ngir waajalal ko seen bopp voilà ngir bu ñu leen robee tamit jeexital googu nekk ci ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci ñu bëri radiyallahu anhum ci ñenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum mooy dañ leen di rob dañuy rob dañuy sang yent bi dañ leen di maanaam dañ leen di sang yent bi sallallahu alayhi wa sallam jël yéreem bu mu solal simmi ko pour ñu sang leen yére boobu maanaam ngir yaakaar barke boobu nekk ci ñoom mais nag loolu tamit ñu préciser ci tënk rek que ni loolu ñëpp lay jariñ comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee Abdullah ibn Ubay ibn Salul mi ngi nii Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yére boppam lël sàngee ko terewul lañ koy mbugal terewul day dem safara maanaam kon loolu du ñëpp lay jariñ voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin